mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi dellu di leen ziar di rafetlu seen ànd ak RFM ci kàttanu sunu borom ñu di kaat ak yéen ci penco gi ak RFM altine la ba àjjuma ginnaaw xibaaru 8h yi ci wolof ak rajo Futur Média tey la ñuy penco rek ni ñu ko waxee mooy xare ba ca Ukraine ak tolluwaay li waaye it comme dañoo am invité boo xamante ni ci wàllum coldaar ci la xereñ macha allah colonel à la retraite Mamadou Athie ma ne su la bañ a wax wàllu civisme ak li xew démb ca ñeel TER bi diggante Yëmbal ak Kër Mbaye Fall acte boo xamante ni vraiment noo ko tuddee rek des na ci wàllu bañ sa réew waaye ci wàllu mën a jural sa réew ak jéya nees mën a def ba ak ràññee am ci doomu aadama yi li ñëpp bokk li ñëpp jariñu ak leneen mon colonel maa ngi lay ziar bu baax rafetlu sa ànd ak ñun. Aliou maa ngi lay ziar ci Korité gi sax ba léegi waxuñu parce que dañu raté woon bële passé. voilà donc maa ngi lay ziar di ziar auditeurs yëpp di nuyu ñëpp di ñuy déglu. jërëjëf. di wax ne nañ dugg ci loolu dañ ci wax plus tard na xale yi yëpp waa terminal yëpp dañu war a déglu sa émission bi. jërëjëf. parce que man dama ci am expérience bi ma nekkee terminal. bu daan déglu crise yi parce que ma dem bac boobu lañ ma jox. te ren xam naa ne du sori loolu. du sori ay affaire crise yooyu. dëgg la crise bi ni mu mel. dafa am importance am solo. depuis 20 ans. amuñu crise bu combiné militaire. oui. politique. oui. ak économie nga toog di ko xool nii ñoom ñëpp ñu combiné mën nañu wax guerre hybride. pour la première fois depuis 20 ans guerre asymétrique lañ nekkoon. léegi ñu ngi door a am guerre hybride. moo tax il faut ñëpp déglu sa émission. pour xam naka la ñu mën a combiner loolu yëpp ci biir benn jataay. dëgg la am na solo surtout élève moom da ngay il faut nga am curiosité di lire lu bari actualité surtout pour culture générale. maa ngi wax wàllu TER bi wax dëgg yàlla jëfin la bu doy waar bon d'abord premier combat mooy fexe xam ñi ko def teg leen daani war parce que dafa am lu il faut que ñu defanteeg ñi ko def ba kenn dootul xalaat sax lu ni mel bu weesoo mbiram saboté gi ñeel TER bi ay bakkan di ci dugg ci bëccëg gu ne ay junni doomu aadama. Vraiment c'est déplorable. waaw man yaa ma ko yëgal nii sax man yëguma ko woon gis naa ko nii. ci titre rek bu may xool. mais damay rappelé benn histoire rek bu yàgg bi ñu amee am na benn train bu daan dem Touba. waaw ñu xale yi taxaw di sànni xeer. ñu dem seeti Sëñ Abdou Lahad ne ko xale yi daal ñu ngi sànni xeer ci kii bi ci train bi ci saxaar gi. wante Sëñ Touba moo leen ëpp doole. Sëñ Abdou Lahad la leen déedéet du ma Sëñ Touba fajam day yéex. gendarme yii ci tali bi laa leen di booleel. ñu yar leen. voilà donc nit boo yarwul. am na ay jumtuwaay yoo xam ne dal la ci yar. dëgg la. mais nag kooku ay yar la mais yar aussi dafa am ci dañu doon wax civisme. civisme mais dañu war a wax nañ ko ba tàyyi fii dañu war a jël xale yi dugal leen ci ay encadrement civisme. pour ñu xam parce que ñu bari bañ a xam ak xàmmee moo leen ko def. du ñàkk ji de. mais bañ a xam éducation bi dafa sooxe éducation xale yi waxuma éducation école bi fële. parce que ñu bari génn nañu école. waaw bàyyi nañu école. donc il faut ñu éduquer leen il faut ñu jox pour man toujours dama ne dañ naan militaire la d'accord dama bëgg xale yëpp dëkk yu baax yëpp xale yëpp dañuy dem armée dañuy ubbi armée bi ñoom ñëpp ñu dem def fa 2 ans génn jàng mécanicien ñi jàng kii ñi jàng chauffeur ñi am permis ñi am kii bu ñu génnee ñooñu doo ci gis kenn ku def loolu ba pare di sànni ay xeer ci ay train. donc je crois que loolu la il faut ñu dimbali ñu ci indi xale yi def les moyens ñu dugal leen ci ji armée ñi service civique ñi voilà jàngal leen lan mooy dëkk lan mooy mandarga dëkk lan mooy yore dëkk lan mooy continuer dëkk te bakken bi ak dëkk bi benn la dëkk dafa am bakken sa bakkanu dëkk mooy bakkanu nit ñi voilà ñu xam loolu ñu leen ñu am ku leen ko jàngal ku toog jàngal leen ko sinon communication rek du ko def. dëgg ñu dugg fenn foofu leen di teg tàggat leen. jàngal leen doo leen bàyyi dëkk yëpp noonu la ñuy def. pour ràññeet la am xam nga nit ki bu amul ak ràññee boo gisee toujours ñuy insister ci loolu àddina loo fi mën a def ca defaroo waajaloo bool bi ngay def ndab liy def yëpp ak ñam yeeg xéwal gu mu mën a doon. émergence ak lu mu mën a doon ndab li bu setul waaw boo gisee toujours ñuy xëy di insister ci yu ni mel du ay da ngay jox donneur de leçon non mais réew mi dafa toll foo xam ne lii mënut a ñàkk ca nag li ma ciy gën a métti mooy dañuy taxawal ay lay boo waxee ñu ne ñàkk gi la. barki dem moo Ndiaye on parlait d'accueil au niveau des hôpitaux ñu ne noonu lañu yokk xaalis bi ñuy def ci hôpital yi mais xam nga ne yéen doxalin yi ku leen joxoon ay milliards sax duñ fa def dara. il faut qu'on se dise la vérité problème de comportement la mbiri jikko la. mais mbiri jikko la xam nga sànq maa ngi la wax ne xam nga dëj ak ngénte dañ nuroo man bu ma nekkee xale bu gisee dëj dama def na ngénte la
parce que li ñu fay li ñuy toog di lekk ñuy toog di waxtaan ñuy toog di kii mais boo doon ràññeelul nit ki ne lii mooy dëj li mooy ngénte day jaawale dëj ak ngénte loolu moo xew actuellement donc il faut ñu encadrer leen il faut xale yi ñu encadrer jox leen mooy comme li ñu wax ne rek ñun joxuñu ay moraliser wuñu kenn. dañ ko gis yeneen dëkk. dëkk yu ko def du affaire u ñàkk. dëgg la États-Unis gars yi ñàkk nañu mais doo gis ñu taxaw di dóor ci sànni ay train. peut-être ay terroristes d'accord kooku ñoom beneen fan la. mais am na ñu ñàkk ñoo xam ne ñoo gën a ñàkk waa Sénégal. bien sûr boo demee ci hôpitaux américains c'est pas que les gens sont bien payés mais ils sont bien formés. lay la rek. dañ lay tamal ba nga defee ne yow yaa àddina bi yow roi du Sénégal yow président Sénégal yaa ñëw ci kii bi yaa ñëw ci hôpital bi. mais loolu mën nañ ko fii. bien sûr ay nit rek la ñu de duñu leneen. waaw léegi ba ko demee ñu ngi wax ci benn proposition bu ñu def dama def un exemple école nationale d'administration. waaw mën na jël ñëpp ñuy dugg fonction publique ñu jaar foofu. un mois rek moom la ñuy wax induction boo ñëwee national da lay defal induction bala nga dugg ci terrain bi. c'est-à-dire un mois lay durer. boo ñu lay commencé wan la mandarga dëkk bi wala mandarga kii wala comportement yi pendant un mois ba ngay egg ci sa fi ñu la affecté. mais loolu bu amee am ci santé am ci kii ñu bari dañu mën a xool xàmme mais nga jël nit rek recruter ko teg ko ci fauteuil du fa def dara loo xam ne xanaa ci biir liggéey mais doo def dara loo xam ne ci biir respect ak kii respect nit ñi respect liggéeyam respecté horaire yi. du ko def dëgg la donc loolu dafa baax ci dëkk. en tout cas yàlla baax na il faut que ñu egg ci il faut que ñu daal di coordonner loolu lépp ñu ngi wax ci xare bi ci Ukraine et souvent tey ñu ngi déglu un des conseillers du chef de l'État muy wax effort yi nguur gi def par rapport au carburant rien que pour bañ affaire bi taawee ku njëg yi mais effort bu ñu mën def Sénégal réew Afrique yi ñeneen la ca Ukraine bu dakkul foo mbir yi jëm ku ne xam nga ko donc il faut vraiment nécessairement trouver les moyens d'arrêter cette guerre là. ah bien sûr parce que tey ñu ngi ci juróom-ñaar fukki bés ak juróom-benn. wala juróom-ñaar ci xeex bi mais nuru ma ne dina bien sûr front bi xaw na taxaw parce que booy rappelé ñetti phase yooyu mën naa ko def ñetti fànn yi mooy fànn bi ñuy jëkkoon wax. ñeent fukki fan ak juróom la durée mooy bi ñuy attaqué Kiev. ñu dem yembul dañ ko song bu ñu wax làmb dañuy song ñu leen rasu. voilà ñu ne nag kon nañu delluwaat buum sa mboy ga c'est-à-dire fi ñu ne mooy booru Crimée ak ci penku bi. parce que penku bi dañu fa am doole donc ñu delluwaat ñoom. ñaar fukki fan lañ def pour dellu parce que ay division la division pour nga delloo ko moom la ñuy wax ci stratégie militaire repli pour nga replier division dafay metti donc ñaar fukki fan lañ def pour delluwaat. ndax lan bagage yi ñu yor ak oto yeeg yooyu. bagage yi division c'est ay 3000 4000 hommes la. waaw dafa dem ba ay 6000 hommes ak matériel bi ak chars yi ak yooyu yëpp il faut nga te ay tali la ñuy jël yoon yi la ñuy jël donc il faut ñu gestuwaat. delluwaat. waaw pour nga gestool bataillon sax pour nga tourner ko gestuwaat ko dafay metti donc ñaar fukki fan lañ def pour am loolu. ñu ko jeexal le 19 avril. ñu ne nag léegi ñun ñëpp ñu ne kon dañu xaar offensive bi mooy la ñu wax ne dañuy après foofu dañuy def offensive bu mag mais gisuñu offensive ba léegi jusqu'à 19 avril ba 9 mai tey dafa 20 jours. offensive bi kiiwul du mais ñu ngi ci Mariupol sax xoolal depuis 77 jours ñu koy bëgg a jël. bon bataillon Azov moo fa nekk. mais li changé donne bi moom mooy que ni mooy sot gi aussi xam nga buñ ko bàyyi woon rek mook Ukraine mais occidentaux yi américains yi bagages yi ñu yónnee Ukraine mooy yàggal guerre bi maintenant laaj bi mooy kan moo am intérêt ci guerre bi yàgg finalement nga baal ma waxin wi ça devient une guerre absurde xel tuxu na bu yàgg ci doxalin yi. waaw parce que c'est-à-dire kii presque ki li ñuy wax guerre de valeur dañ ko jëndi ci guerre kii ne mu nekk moo lay wax bu may jàngale conflit de valeur. conflit de valeur neexul arrangé. dafa jóge ci conflit intérêt. dugg ci conflit valeur. parce que américains yi ñoom seen valeur la ñuy indi dañ ne valeur occidentale contre valeur socialiste et cetera foofu la ñu ko xoolee ñoom. parce que ñi yore Amérique quand même. époque boobu la ñu bokk. époque bi nga xam ne guerre froide kii socialiste ak communiste et cetera. donc ñoom la ñu xoolee Russie. Russie dafa bëgg a dekkalaat Union soviétique. ñoom nag ñu ne du fi quoi Union soviétique ak Amérique conflit de valeur la woon. ñi ay valeurs démocratiques ñi yor des valeurs comment on appelle de démocratie sociale. démocratie sociale ak démocratie ñaari démocratie fi am loolu la ñu jaay. bi Russie dañee nag ñu ne kon Russie moo jël lépp lu URSS amoon. donc bu ñu ko bàyyi mu jógaat. indiwaat fii
valeur u démocratie sociale boobu. kon loolu bu amee day gën a metti te du am app. ñoom pratiquement attitude bi kon bu Biden ak Amérique ku moywul mu jox dëgg kii di Poutine mi wax ci njëlbeen ni moom dafay défendre kon moom dafa séenoon au-delà de l'Ukraine beneenum noonu. waaw xam nga waxoon nañ ko au départ ne guerre bi ni mu ko attaqué du dëgg. du yoon. ci droit international quoi. oui. mi ngi ko teg ci ay fànn yu leer tamit parce que buñ ko tënkee rek. mu jeexal parce que gis nga Hadjassane dëkk boo gis. mu rëy te amul génn te amul yoon ci géej. dëkku xeex la. xoolal Mali dëkku xeex la. parce que 1,2 million kilomètres amul kii ci Zaïre xeex na Cabinda pendant ay at parce que Cabinda rek moo koy may mu génn ci géej. donc ñun géopolitique. bu ñu koy def dañuy xool dëkk yi nga xam ne amuñu génn ci géej gi ba pare nekk dëkk yu rëy. moom la ñuy wax ay puissance centrale. puissance centrale nag pour mu mën a dund il faut mu am loxo ci géej. te Russie fu muy noyyee. fu muy noy voilà. Russie fenn rek lay noyyee mooy ci kaw mer du Nord. foofu la Suède Finlande nekk ak ci suuf mer d'Azov ak mer Noire. bu ko génne Mauritanie comment on appelle Méditerranée. après Méditerranée mu jaar Gibraltar. ba pare bu ko defee jaar canal de Suez ba pare wàcc fii dem am ouverture ci àddina bi. mais boo tëjee foofu yoonu suuf lay jël yoonu suuf fu mu jaar ay dëkk lay jaar. te dëkk yooyu ñu ngi ci biir OTAN. ay Pologne ay Bulgarie ay kii yooyu yëpp ñu ngi commencé dugg ci biir OTAN. waaw loolu nag moom loolu la ñuy bañ ñoom ñu tënk leen tere leen ko moo tax guerre bi aujourd'hui ñu delluwaat fi ñu waroon nekk mooy dem sécuriser mer d'Azov. moo tax ñuy xeex Mariupol parce que Mariupol moo contrôlé géeju Azov. mooy géej bu ndaw la. boo xam ne mooy joxe ci mer Noire. ak mer Noire. moo tax ne il faut ñu jël ñaari dëkk yoo xam ne ñoo contrôlé loolu bii Mariupol la bële Odessa. ñooy ñaari port yoo xam ne. port yooyu ñoo téye mer Noire parce que yor nañu Crimée ba pare nag d'accord ak Turquie parce que Turquie moo yore Bosphore parce que Bosphore foofu ngay jaar pour mën a génn sur la mer Égée ba pare mën a dem Méditerranée. mais comme dafa am droit international daf ne kii détroit kenn du ko tëj. parce que donc loolu ñoom xam nañ ko moo tax sax nga gis Turquie nekk médiateur ci conflit bi. oui mais finalement ça s'est généralisé xare bi mujj na law de même budul sur le plan militaire généralisation bi en tout cas sur le plan social économique moom c'est le cas. waaw parce que dañ ci dugal guerre bi guerre hybride lañ koy wax ñun. dañ ci dugal économie dugal ci information dugal ci communication dugal ci diplomatie. alors ci terrain bi déjà front bi stabilisé na léegi c'est-à-dire egg nañu foo xam ne quand même mën nañu indi diplomatie actuellement. parce que Russie xam na ne li mu doon wut mënu ko am. Ukraine xam na ne li mu doon sàkku moom tamit mënu ko am. donc léegi ñu ngi commencé egg ci li ñu doon wax ñun tënk boo xam ne diplomatie dina mën a ñëw xanaa gisoo Macron commencé na wootante ak Poutine. waaw def nañu seen waxtaan. Macron discours am dafa mel ni moo gën a réaliste que Biden. waaw mais moom Europe la nekk parce que Europe bu ñuy xeex Europe la ñuy xeex. dañuy xeex Amérique xam nga Amérique. géographie moo ko défendre ba pare. moom géographie moo ko défendre. fi mu nekk sori na fi mu nekk et cetera moo tax ba kii maa ngi wax ñu ne Russie dafa am parce que maa ngi def le point. ci capacité nucléaire bu Russie parce que xam nga daf ko wane loolu la ñuy wax gesticulation ñun. mooy xumbal. wane sa doole. donc ci défilé bi wane na fi yoo xam ne ay yu xarañ ay lanceur électronique ay missile tactique yooyu yëpp wane na ko fi mais yooyu amul solo. pour wane sa doole rek la ba pare def li ñuy wax xeex parce que Poutine stratégie mooy xeex buy wàññi ay. est-ce que xam nga loolu. xam nga jàmm mooy wàññi ay. mais moom xeex buy wàññi ay lay indi. te daf ne bu ma ko xeexul ay bi ciy topp moo ëpp xeex bi ma war a xeex. donc moom mais difficulté bi beneen bi mooy ñi mu janool aussi occidentaux yi xam nañu ne. moom it bu ñu xeexul ak moom su noppee ci Ukraine du fa yem. donc atte bi du yomb. ndax xeex boo xam ni. ñaari wàll yëpp kenn amul ci intérêt à ce que nga wàññeeku. ca amoo garantie benn bi. mais normalement nañ fa mujjee quoi. man je crois que parce que guerre boo gis quand même diplomatie lay mujj. ak lu ñu xumbal na fi génne na fi ay missile démb ci kii bi mais dañ defe ne woon day def déclaration de guerre le 9. ñëpp xalaatoon nañu loolu.
xam nga opération militaire spéciale lañ nekk. noonu la stratégie la rek moom même bu deful déclaration moom ma la muy def ci suuf ndax xam nga ku la waxoon dina songi Ukraine doo ko gëm da nga naan waa ji day dof lu rek. fekk waajal na ko bu yàgg. waaw mais différence entre du lépp la ñuy wax ca kaw. waaw mais différence entre guerre ak opération parce que quand même dëkk la dafa am ñoo xam ne ay seeni doom ñoo fa nekk mën loo leen jël te dëkk bi nekkul guerre. par exemple soldats yi jóge fële am ay PDL ak kii mën loo leen boole ci guerre bi. te du guerre. bu dee opération armée bi nga jël mooy soldats yi nga xam ne mooy soldats yi ñuy fay soldats yi nga xam ne ñu ngi ci kii ay sous-officiers ay officiers ngay jël. pour yóbbu leen. mais mënoo yóbbu ay recrues et cetera mënoo augmenter dans une opération mënuloo augmenter sa capacité. loolu moo tax au départ dafa def opération parce que dafa defe noonu day yomb parce que def nañu erreur foofu nag. dañ def bu déclaré woon guerre ñetti fan rek ñu egg fële frontière ci Pologne moom parce que am nañu capacité yi mais opération lu ko def. parce que defe na ne dina gaaw egg Kiev. dindi Zelensky dindi kii guerre bi yem foofu. xam nga li ma américain du kenn du si mën dara ñooy déclaré nouveau gouvernement bi ñëw ne ñun dugguñu OTAN mu jeex. mais comme je disais tantôt naka la ñuy def ba buntu feeñ. parce que loo xamante ni ñëpp ci mujj takk man gisuma vraiment guerre bi kenn génn ci ak victoire. c'est-à-dire comme Poutine xam na léegi ne mënu ci am victoire. américains aussi xam nañ ne mënatuñu pousse Ukraine ba Ukraine gagné kii moom la ñuy wax ñoom. dégg ñu ne Ukraine dafa war a gagné. waaw ñoom foofu lañ toll ñu ngi $150 millions la leen yónnee leen ay avions ay MiG-17. yoo xam ne ñoom moo ne yónnee leen ay artillerie surtout artillerie bi dafa am doole ba pare yónnee leen ay Stinger et cetera donc c'est-à-dire que am nañu doole mais am nañu capacité défensive mais je crois que mënuñu attaquer pour jëlaat li ñu pertoon. mooy Mariupol et cetera ba côté boobu nekk est ak sud. bi nga xam ne Russie toog lañ fa Russie ñoom dañ fa bëgg a toog yàgg fa. mais nag bu ñu fa toogee tey toogaay bi du neex. parce que dëkku jàmbur kenn mënatu fa toog boo fa toogee toogaay bu dafa am njëkk dafa laaj njëkk. koo xam ni ñoom amoon nañ ko ci Afghanistan. parce que bu ñu fa demee 79. toog nañ fa mais dañu mujj a daw dem seen yoon. yéen seen i bagage dem bien sûr fii nag moo gën a jege seen frontière peut-être. mais Crimée rek la ñu mën a téye parce que Crimée presque kii la presqu'île la parce que ndox moo ko défendre. mais li nekk ci dëkk bi ci biir Ukraine. je crois que il faut ñu egg ci négociation te négociation bala muy am il faut ku nekk taxaw ne mënatuma dem. léegi dinaa ba pare kii ñëw européens yi ñëw mais je crois que ñu ngi génnee ay firnde quoi. mais man taxawaayu États-Unis ci xamb gi moo ma jaaxal c'est-à-dire que ñoom it il faut que ñu dem vers la désescalade bu ñu continuer di xamb nii lii di taal bi mun na continuer mun na yàgg ca ñun yàgg moom arrangé wul àddina. arrangé même américains yi xoolal maa ngi laaj démb benn un économiste. parce que américains yi dañu jékki-jékki am inflation parce que inflation bi moo leen xaw a sonal tuuti quoi. mu ne ma nag ci guerre Ukraine bi la jógee. mais loolu moo tax ñu yokk seen kii banque américaine yokk di muy lebal xaalis xam nga zéro la ko daan lebalee. léegi dafa def 2%. boo koy laaj mais loolu lan la mu ne ma loolu c'est pour wàññi inflation bi la parce que xaalis bi day gën a cher. dañuy def donc mais day indi chômage aussi. donc Ukraine aussi mais yooyu yëpp ay guddal jël la xam nga dafa am ay mesures yoo xam ni mun na durer ci diir benn bi. mais dans le temps. tu te rendras compte que dugg nga ci foo xamante ni amul wàññeekukaay. waaw mais guerre foo jar moom wàññeekukaay parce que quand même boo nee Biden bi fi nekk Biden li neex ci Amérique aussi 4 ans rek la guerre yu bari yu Amérique dugg. changement gouvernement moo ko indi. Irak bi kii ñëwee Obama bi mu ñëwee la ko arrêté. waaw fële kii bi mu demee nu mu tuddati Trump bi mu demee la ñuy arrêté donc souvent parce que comme guddul 4 ans la. bien sûr kii bu duré 4 ans aussi. dina 4 ans kay gudd na ci ñun 4 ans moom ñun surtout ñoom am nañu sax. duñ ko fekkee waaw du. ci gàttal duñ ko fekkee. 4 ans ci carburant bu jëm ay 800 et cetera. bien sûr américain ñu ngi artu kii nu OPEP. wax leen ne bu ñu yokk carburant bi. te ñoom ñu ngi génne aussi seen réserve stratégique. xam nga ñoom ci pétrole aussi kenn ëpp leen pétrole ci monde bi. c'est vrai mais réserve stratégique ñu ngi koy génne pour aider kii ensuite ñu ngi essayer couper Russie. ci pays européens yi dootu ñu jënd pétrole ci Russie. léegi ma jeexale foofu mon colonel. Afrique mënut a am initiative am boppam. dafa mel ni ñun ci position seetaan lañ gën a nekkee alors que réew yi yëpp su ma juumul am nañ ak ñoom ak jëflante muy Russie di Ukraine bu nu seetaan occidentaux yi rek wala ñoom nga xam ni ñoom xëy na ñoom ñoo nu ëppi réserve ñun est-ce que amul suñu baat bu nu war a yëkkati ñun tamit.
waaw mais quand même c'est bii pas Afrique quand même am na tuuti yëngatu bu ci nekk nañ ko xool parce que xoolal même le secrétaire général des Nations Unies ñëw na fi xam nga le 1er mai ça veut dire que Afrique am na importance ci guerre bi ensuite neutralité bi ñu jël daf Nations Unies kat waa ji daa mel ni moom takk ndeeram la àndal di dem rek ndax moom ba mu demee Kiev sax ay bomb lan ko dóor ci ginnaawam takk ndeer bi rek a fi des. waaw mais loolu mooy risque bi rek mooy risque diplomatique bi risque diplomatique bi mu jël ba dem fa. déjà gis ni xam nga ñun diplomatie dañuy xool toujours. lan la ñu mbébét. oui mbébét bi moo ci am importance nga xam ne bu nit ñi demee ba amatuñu fu ñu jëm nañ ne nañ daw seeti secrétaire général des Nations nañ daw seeti Macron nañ daw seeti waaw dafa am ñoo xam ne il faut ñu nekk ci diggante bi. duñu xeex duñu xuloo. oui oui yaa ngi fàttaliku maa ngi naan diplomatie bi ñuy def tey moom la ñu defoon ay années 70. bi Senghor Mobutu ak kii jóg dem Israël pour régler problème entre Israël ak arab yi. defoon nañ ko fi donc mais moom la ñuy indiwaat léegi. et c'est très bien position Afrique boobu. position boo xam ne dina mën a ëllëg day gis africain bu mën a régler problème yi wala africain bu dem Nations Unies nekk secrétaire général des Nations Unies. comme Kofi Annan ni mu ko nekk woon. dugg ci négociation yi nga xam ne dafay neutre xam négociation bala nga koy def il faut que neutre. dëgg la européens yi mënuñu ko. parce que ñoom ñu ngi ci guerre nga inspiré confiance mais bu la waa ji wóoluwul moom. bu la wóoluwul moom du def naan toujours am na loo ko. am na benn teq boo ko dencal. oui oui. boo xam ne yaa ngi ko indaale mais wanoo ko. dëgg la. alors que bu dee ku neutre amu ci intérêt. dëgg la. Donc il faut que les Africains def plus de trucs diplomatiques mais il faut Africains yi ànd aussi bien sûr notre président de la République mooy président Union africaine. Voilà mais alors damay jeexal ci lii rek. guerre bi il faut mu génn ci nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Nations Unies lay commencé Nations Unies commencé na ko sax pour xoolaat le droit de veto. ba pare ñu jël Afrique jox ko droit de veto aussi mais OUA même bu dee OUA ñu jox ko droit de veto. pour que Afrique am baat foofu. oui ensuite ñu ñëw ci OMC il faut ñu xoolaat OMC c'est-à-dire. OMC les règles du commerce mondial. lijjanti wàllu jënd ak njaay ci àddina. jënd ak njaay parce que Afrique mi ci bëgg a dee. ci prix yi ci kii et cetera. donc bu ñu gisee Nations Unies def ko dindi ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods mooy yi ñu tegoon mooy Banque mondiale ak Fonds monétaire international parce que ñooñu la ñu tegoon deuxième guerre mondiale. guerre bi bu passé il faut ñu xoolaat yooyu. mécanisme yooyu ñu xoolaat ko. de telle sorte que l'Afrique mën ci gis boppam. oui oui voilà donc je crois que loolu mooy suñu nouvelle. ñu am yaakaar parce que ne dinañ ko def parce que aussi ba fi pandémie bi amee yooyu doon wax ne il faut que ñu daal di rétabliraat la justice parce que ci ñàkk yi rek ci nga gisee ni àddina moom ndekete gars yi dañuy wax justice rek mais dara amu ca aki mooy ñàkk ya ba Afrique et cetera bon espérons que dinañ ci tirer dara ne ay leçons ñu ngi lay gërëm mon colonel. waaw jërëjëf Adjasane. jërëjëfati colonel Mamadou Athie ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci yooyu leeral yëpp ak li nga xamante ni mooy disponibilité bi jaajëf Athie jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu geeg RFM. Écoute sur RFM. jërëjëf Laye Diop 88 628 14 14 RFM. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Malick. Alaaji Assane Gueye. maa ngi lay ziar waay. maa ngi lay delloo ziar. bisimilah ka. di rafetlu groupe Futurs Médias liggéey bu rafet bi ngay def ci groupe bi. alhamdulilah. di la ñaanal nag di la jox wax ci waaye. amiin yaa rabbi ñu bokk lépp. waaw vraiment nit jàmbaare nit nga xam ne ku baax nga Assane. jërëjëf ka. Assane man nag affaire terre bi bëggoon naa si wax tuuti. terre bi métti na ñëpp de. waaw terre bi nag xam nga Sénégalais yi problème comportement la ñu am da ngay gis ku mere sa kër rek yow foofu nga dem nga yàq di nga yàq li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk te tan loolu gënul parce que yow bii si ngay la wala teer yi ngay yàq. ba pare foofu ngay dugg. dëgg la de état bi tegu la dara li nga xam ne loolu la nag. alaaji fii sax du yàq gi de d'abord avant dégâts matériel bi bakkan yi ndax dafa mettre en danger. bakkanu ay junni doomu aadama. ma ne problème bi d'abord ci bakkan yi la yàlla def jàmm ne musiba mënoon na am ci terre bi. waxuma la ay Sénégal xam dañu leen tere ay kii. loolu ngay xool. ak li nga xam ne Assane
vraiment nañ ko xoolaat di aussi bu ñu leen tee xaw ma état def na ko wala defu waroon na am ay caméra surveillée. du ci ñàkk. waaw incha loolu bu amul nag ay nit ñi négligé si loolu de. gars yi moom takk der yi ay jàmbaar lañ de Alaaji Malick. waaw di leen félicité naa njort ne fekk ginnaaw suba wala suba ñu nipp indi leen. waaw parce que Assane réew mi ñun ñoo ko bokk. bu baaxee ñun la. dëgg la bu bonee ñun la. dëgg la kon kay nañ ko def lu baax rek. dëgg la merci. di leen félicité nag encore une fois. mais merci beaucoup Ka. jaaraama. asalaamaaleykum. aleykum asalaam wa rahmatullah. bisimilah sëñ Diaw wala. Jim Maane maa ngi lay ziar bu baax Maane dama defoon sama njaween bi ne ci Masaalikul Jinaan la. non Jima war maa ayca bisimilah. waa Alaaji Assane xam nga man dama jàpp ne réew mi dañuy nax suñu bopp. li fi am nii yaradiku bi fi am day gën a yokk. dañagul léegi de. parce que réew bu fekkee ne. mag ñi. oui. ñi ngi def yaradiku te nëbbuñu ko xale yi. xale yi di ko jàngee ci ñoom. war a màgg ñoom it jox ko seeni doom. kenn xamul fi mu da ngay xool fi mu ne nii nit. amul kéemaanewul taxaw saaga kilifa. mbaa mu weer nit ci loo xam ne amul ci benn preuve. parce que loolu mooy joxe buzz léegi. dëgg la malheureusement. yow taxaw saaga président du dara ci yow. saaga gendarmerie du dara ci yow. saaga police du dara ci yow. te ñooñu noonu nag bu fekkee ne état ngi war a dal seen kaw. ñu ne ñi ñuy wax droit de l'homme jóg taxaw. parce que il faut que ñu ñemee wax ne ñii def lu baax nañ leen jàppale mais ñii def lu bon nañ leen teg ci yoon. mais bu fekkee ne loolu amuñ fitu taxaw di ko def xam nga maa ngi wax keroog ma ne. am na mesure yoo xam ne bu ko état di jël te intérêt politique rek mooy tax. du ñu xool intérêt peuple bi ndax di xool intérêt politique rek réew mi du mos a dem. te réew bu fekkee ne chaque 2 ans nga def élection. état ba aussi day xool ne élection yi bu ma deful nii damay perte wala nangam. di jël yenn mesures yi aussi réew mi du dem. dëgg la du yomb jërëjëf. du yomb. jërëjëf Mané jërëjëf. merci beaucoup. dëgg la du yomb mais daal yàlla baax na waxee na comme waxee dañ ko nu ne nanu seetaan rek fa muy mujj du neex kenn de 88 628 14 14 asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay Mbaye. laaj ñoo ngi lay jaar leen teel. jërëjëf. di gërëm colonel bi nga dalaloon léegi. jërëjëf colonel Mamadou Athie. Mamadou Athie. wax na lu am solo. moom jàmbaar la macha allah. li nga ci wax li ma ci mooy li nga ne affaire ba fa mu jëm du neex. alaaji guerre bi ñun xam nga ñun Russie ak Ukraine am na sama classe yoo xam ne xamuñu fu mu féete. mosu ñoo yëg ci avion. waaye tey boo xoolee fi ne lépp suñ kaw la këppaat ndax fi ne bu demee suñ soxla yi bu demee marché. bëgg jënd litre diw jënd téeméer kilo ceeb téeméer. kilo ndawal ñu jënd ko juróom-ñetti téeméer ginnaaw ñu bëgg koo jëndee 7000 francs. aliment bi mënoo koo am boo waxee ñu ne guerre bi la. loolu vraiment ñun lépp lu ci waaye mën a taxaw ba guerre bi jeex yàlla na ko yàlla sottal ba guerre bi. ak boole ci ñi yokk ci kenn teguñ ko fenn ñi nga xam ne yërëmuñu kenn. yërëmuñu kenn seen poos rek. ba fi ne may xëyee boutique yi suukar fi ne ba léegi am na ñoo xam ne 600 la ñu jaay am ñoo xam ne 650 am ñoo xam ne 700. doy na waar réew mi dafa débordé ba nga xam ne lu neex waaye def lu neex waaye lii kii wax ni jimmari ma wax léegi nii. da cee am solo xam nga droit de l'homme man li ma gën a naqari mooy tey boo jàppoon sa sàcc gaañ ko ñu ñëw ñu atte la moom bu la sàcc bi gaañoo moom du féete fenn. soo waxee ñu ne droit de l'homme sàcc dañ ko war a def jox ko fu tëdd fu baax lekk bu neex mais loolu koy boo ku ñàkk jëm dem sàcc. dëgg la jërëjëf Fass. waaw jërëjëf kon ñu kontaan ci loolu ci wax daal ne moom vraiment nañ góorgóorlu ci dëkk bi. merci beaucoup merci. dëkk bi problème dañoo jëlul sunuy valeur ñun réew mi dafa dañoo am ay baax dañ ko cee tënkul rek mais du droit de l'homme ay nit rek a koy bind fële ñun sunuy valeur la ñuy tënk sunu réew ni nii lañ ko bëggee bu ko defee fu waay mën a jógee day mën a dëppoo ak ñun rek droit de l'homme defuñu dara sunu valeur yi lanu bëgg a nasaxal ca seetaan gi dafa yàgg ba ñu tàmbalee ay vidéo kii saagante nday nit ñi di ko seetaan ñuy wax tey naan dañuy ñaaw li saaga ñoom ñooy dem di déglu ji saaga yi Ablaye ces vues là du ay jinne ay nit ñooy dugg ci vues yi le sénégalais moo xamul lu mu bëgg waaw mën ne nanu fii mënee fële asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. El Hadj maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay ziar bu baax Sow.
wax nga dëgg de ñun yëpp ñun rek la de ñun ñooy def bii ñoo def kii bës bi ñëw def lépp. ñii de luñ la wax rek jàppal la ca des. mais El Hadj Assane damay nuyu vraiment sama xarit El Hadj Malika fan ci Dakar si Kambaaw. lu muy tàmbale moom foofu lañu mais El Hadj Assane nit ñi ban xel la ñu am laa la ban xol la ñu amee. terre bi laa la wax loo xam ne transport public. amul looy def laa la wax xanaa dugg foofu di ko def naka su dul noonu. El Hadj Assane réew mi il faut ñu xoolaat ko de. lii ñaaw na de. dëgg la. damay ñaan vraiment la gendarmerie nationale na état bi na la jox moyen pour ñu mun a surveiller terre bi bu dégg bëccëg laa la wax nañ def ay moyens. mu ngi def liggéey nag gendarmerie ñu def liggéey lu ci mën mais état bi na dolli moyens ci kaw gendarmerie. parce que El Hadj Assane man waxuma la sax dagg fil bi mais ñaatawuma aadama nga pénaliser wu démb laa la wax si Dakar. doy na waar. El Hadj Assane da ngay jërëjëf Omar merci man du ma dem yow doo dem. dëgg la jëm El Hadj Assane. merci Omar merci ñu xajal ñeneen s'il te plaît voilà 9h11 sur la RFM 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. El Hadj Assane soxna bu Guèye la ñu ngi lay woowee Touba. sëñ Sonia bi ñu ngi ziar Guèye. maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di ko ñaanal. amiin ñu bokk bisimilah. waaw di ñaawlo li nga xam ne moo am démb rek. man nag sama gis-gis ci mbir yi jàpp naa ne du koy sàcc pour am xaay. waay. koy saboté laa ko teg. sabotage nga waay moom la gën a ndul. sabotage daal laa ko mën a jàpp. te maanaam war nañoo fexe ba jàpp ñu ko def. teg leen ay daan yoo xam ne boo léegi kenn du ko xalaat. incha allah. boole kooku nag bu fekkee. yàlla na leen yàlla weer. te amul ay caméra ci yoon yi raay yi jaar. ñu def ci ay caméra bu ñuy def lu mel noonu ñu mën laa jàpp. dëgg la. ndax Sénégal moom fi ñu nii fa ñu doon jàpp ni fa la jëm daal fi ñu boo xefee ñu ngi koy bëgg a yegg. dañoo amul ràññee am na il faut ñu am ak ràññee li ñëpp bokk daal. waaw ñu koy sàmm rek. day yëpp loolu ay nangami ci nit ngay teel mu attan ca def lu mel noonu. dëgg la. loolu moom yaa ko rey nit yéen a yem rek. dëgg la. kon loolu nañ ci jël ay matuwaay baax jërëjëf Guèye jërëjëf 88 628 14 14 rajo Futur Média RFM. allo. asalaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Assane. waaw. Serigne Mbacke Ndiaye. ñu ngi ziar bu baax Ndiaye. yal na yàlla nangu ziar. bisimilah. El Hadj tey man tey wax dëgg yàlla sama xol neexul de. yéeme na c'est vrai xam nga li xew ci terre bi El Hadj. bu ko kenn jël fait divers. bu ko kenn jël ni nit ku doon sàcc la. acte criminel la bien réfléchi. bien planifié. fan lañ ko defee. ci forêt classée de Mbao. foo nga xam ne bariwul ay nit yu fay dem. ña ko def gis fiilu haute tension bi nga xam ne boo ko laalee mu rey la. ñu bàyyi ko fa dem ca ba nga xam ne du haute tension amul danger. ñetteel ba lu mat tuuti lañ ci dagg ci fil bi bu doon kuy sàcc lu muy jariñoo ji day dagg lu bëri yóbbu. waaye tuuti la ci dagg. dëgg la. kon ña ko def xam nañu la ñu doon def. bu ñu ko jël ni ñaari xale yu doon xeex ci mbedd fait divers. oui. c'est un acte terroriste très grave. dëgg la. il faut que nag ñu jël suñu kii responsabilité rawatina nag ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi su ma nee ñoo jiite réew mi ku yëngu ci langue politique ci nga bokk ak foo mënti bokk. dafa am acte yoo nga xam mi ngi mel ne suñu soldat yee ñu jàppoon fële ca Gambie Casamance frontière ba. Casamance ku yëngu ci réew mi. te de da ngaa yor réew mi ba nga bëgg réew mi wala nga di ko laaj war nañu dégg sa kaddu ci acte yu mel noonu. justement ràññee googu sànq ba léegi maa ngi wax benn baat ñu am ak ràññee xam nga réew mi tamit bu fekkee dañuy dem ba amatuñu ak ràññee nit ñi tamit am discours boo xam ne irresponsable ak foo mën a féete langue politique bu mën a bokk mais lii rek lay jur. mais loolu lay wax lii rek lay jur c'est-à-dire boo demee ba tàggatoo say militants que ce soit le parti au pouvoir de l'opposition ñoom ñu ràññee xam li nga xam ni mooy relever des chapelles politiques ak li relever de l'intérêt général loo xam ni mbiri état la ku la ca ànd ak yow ca loola ab naafiq la ñu baal ma waxin wi mais loolu duñ ko régler ci njëlbeen dañuy bàyyi ba jéyee am ñu soog a yor suñuy rangoñ di jooy loolu mooy wax ji mais man je pense que sénégalais waratuñu nangu benn responsable politique di wax ak ñoom ci yenn discours yi ñu koy déglu waratuñu nangu ba ci un chef religieux waruñoo nangu nga ñëw yow tegoo nit ñi ci yoonu siraatal mustaqim lu may di leen wax loo ay waxi caaxaan ak ay waxi xaalis ak àddina ñu lay topp il faut que nit ñi am fulla ci loolu mooy wax ji parce que hélas dëkk ya nga xam ne tey tàkk na fan la tàmbalee dañuy saboter ndox mi oui nit ñi mar ñu teg bombe fenn mu explosé
rassemblement am nga dem ci gaar ba wala ci marché ba wala fenn ñu fa tëll dara nit ñi tàggoo ak seen sago ca la ñuy potoxlu def liñ bëgg a def donc lii am tey képp ku yëngu ci réew mi ngay politique ak foo mën di bokk laa wax nga nekk pouvoir upp dañ ko war a dégg sa kaddu. dañ ko war a condamner dañ ko war a xeex. vraiment en tout cas yéeme na mën a def lu ñu war a mën a def ba ñu teg leen loxo te buñ leen tegee loxo bu fi kenn ñëw naan ni ay droits de l'homme. non gendarmerie ak police ñu ngi def seen liggéey saa su ne gis nga problème bi on a un problème politique dans ce pays du affaire ay gendarmerie ñoom dañuy def seen liggéey def la ñu war a def teg ko mu tege mais le discours qu'il y a dans l'arène politique sénégalaise la ñu war a changer. C'est ça la vérité. Il faut que nous soyons responsables, monsieur le ministre. Moi, oui, il faut qu'on arrête de personnaliser des débats, saboter terre, alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont été en train man jëluma terre bi corniche bi lay jaar ak sama auto mais terre bi dama ko santé président Sall ak son gouvernement ndax ñi muy yombalal digënté Diamniadio Tëngéej seen ñëw Ndakaaru loolu rek dama ko koy santé. Mais quand même il faut savoir distinguer les choses. Loolu muy wax ci loolu motax man la tay sama xol dafa metti. Parce que dama bokk ci langue politique gi bokk ci ñi nga xam dañu war a taxaw ni lii buñ ko def ndax baaxul. lii nañ ko def baax na. kooku narrête quand même parce que nit ki intérêt national bu taxawee. dëgg la waruñu xàmmee gauche nga bokkam droite. war nga bokk wala opposition. dëgg la mais doo dëgg kenn wax ci dañu mel ni du dara ba ëllëg leneen éclaté waat ñu ne wala gouvernement bi ak incapable la mënuñu sax assurer sécurité sénégalais yi. alors que sécurité bi mi ngi tàmbalee ci ñun ci suñu bopp. dëgg la. boo déggee ma ne police ak gendarmerie. leer na ma ne ñoom danañ ko topp ba jàpp ñi ko def. dëgg la danañ ko def ñoom danañ def li ñu war a def. dama ne bu ñu leen jàppee bu fi kenn taxaw di ñaan njëkk. ba di wax ay ñaan njëkk la dëgg la. jërëjëf Ndiaye jërëjëfati vraiment ñëpp la metti mais li may wax rek ak ñàkk ràññee rek tu mets en danger la vie de vraiment une grosse partie de la population et puis voilà aucun discours responsable lu ci jàngee dara. ci Sénégal itam neexunoo xeexle Ablaye sinon sax man ma taxawalee mouvement wala parti politique mais nit ñi ñoo il faut qu'ils soient beaucoup plus exigeants vis-à-vis de nos leaders nos différents leaders de quelque bord que ce soit 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Alaaji Assane. ñu ngi lay ziar sëñ bi. di la jéggalu di la gërëm ci sa liggéey ak sa taxawaay. alhamdulilah. bon man lii man nekkul woon mbetteel ci man. yàlla laay seede parce que man bi teer bi pare. maaga yooyu man maa ngi sant ci corniche bi ak projet yi wax di yàlla parce que nit ki boo ko moy nit ubbil ko ay yoon mu dem. dëgg la. ay junni nit ñoo fay dem. mais il faut que militaires yi génn camp yi. yor ay oto yu kenn xàmmewul ànd ci population bi superviser dëkk bi. waaw man lii moom ci militaire lañu génn camp bi. dëgg la. parce que lii il faut ma am assistance. bokk na ci pexe yi waaw. maa ngi seede ci yàlla ni sama njaboot ak ñi di ma dégg dama leen manteer bi dugguma ci parce que gars yi dina am na ay sabotage. xoolal loolu. waaw dafa am ñoo xamante ne dañu lañu xëpp ci cere ji suuf. yàq rek. yàq nag wax dëgg yàlla Macky Sall moomu lii daf ne ko day dem bàyyee na ko. vraiment. xoolal junni nit yi bawoon Ndakaaru ba jam ñaajo ak embouteillage bi. Alaaji Assane maa ngi jégalu ndax ñi soxla bari na. dëgg la. fii boo masaa jugee Dakar Tabaski. dañ daan doxe Dalifort ba Guédiawaye ngir embouteillage. dëgg la. mais donc ñu ñëw ubbil ay yoon pour ñu jariñoo ko bu ëllëgee le futur président bu ñëwee continuité la. bu ñëwee dolli kii wax kay boo mënee. boo ñëwee nga dolli waaw. nekk wax ni da ngay protéger président mais lii alal ji noo ko moom ak réew mi. waaye nit ki daal yow waxal li nga xalaat rek bul xalaat la ca nit xalaat. waaw jeex na man des na la waxal li nga xalaat na dëppoo gi yar ak xam-xam rek. kon maa ngi jégalu ñëpp say wax ni. na militaire yi génn ci camp bi superviser dëkk bi. ànd kooku ak ragal yàlla nag. ok te bu leen kenn xàmmee nag guddeeg bëccëg nag. dëgg la jërëjëf yàlla sàmmal. amiin jërëjëf. Ablaye je pense que waaw xaw nañoo xaababal tuuti 9h20 di jégalu programmation RFM bi yëpp ak ñuy war a topp ci ginnaaw di leen gërëm di leen jégalu ci ton bi ni ko Oustaz Alioune Sall di waxee maa ngi jégalu ci ton bi mais dafa am ñoo xam ne dañuy génne jikko. dafa am doxalin yoo xam ni yenn yi moom du ak mbon ak soxor la te nit ñi ñoo ko war a bañ les usagers les sénégalais ñoo war a am courage wax naa ko bërki démb fii il faut que nit ñi am fu lay taxaw ne kenn duñu taalal suñu réew discours bi nii rek lay mën a demee du neneen te ils ne sont pas majoritaires ces gens qui insultent wala def dank ci internet yi mais parce que nit ñi soit dañoo ragal wala aussi gor xëy na bëggul ku ko toroxal kilifa yu bari daan waxatunu ndax réewande ñenn ñi mais loolu baaxul cim réew nag il faut que les gens reprennent la parole et que ñi war a wax balaa muy yéex nag
maar day ims ñu ngi leen di gërëm di leen jéggulu yéen ñëpp di gërëm Yacine Pouy ci digital gi Ablaye Diop moo ne woon ci technique bi réalisation Hadj Seydou Nourou Ba ñu yendu ak jàmm